Grand Yoff damaa wax foofu ma ne gis nga sa kilifa bul bàyyi ba mu dee nga dalal xelam sa kilifa duy dund ngay dalal xelam te maa ngi lay xamal ne ni gis nga kilifa du xësee ba dugg juróom-ñaar fukki at xalaatatul lu dul bàmmeel wallaahi xalaatatul lu dul ëllëg su demee ay njabootam nu ñuy def léegi nag soo bëggee mu dundaat yeneen 30 ans fii ba am téeméeri at da ngay dalal xelam ndax gudd fan xam nga lan la xel mu dal yaram ñu bëri dañuy yaakaar ni lekk la yaram du lekk de yaram xel mu dal la sa xel duy dal ngay jël poids li ma bëgg a wax foofu lu simple la mooy gis nga sunu waajur yi nan leen dimbali nan leen jàppale ñun ñëpp te lii may wax nii fii laa koy waxee mais c'est valable pour nous tous kenn ku nekk ci ñun na nga góorgóorlu dalal sa xelu waajur ci lan wan leen ne leen duñ fi jógee dinañ nekk benn duñu xuloo duñu waxante duñu defante dinañ séddante dinañ dimbalante dinañ jàppalante ngir jëm yàlla su ko defee seen xel day dal su ko defee dañuy tranquille su ko defee gis nga feebar yu sew yi yëpp dafay wér gis nga am na ci wér di yoo xamante ni dara du ko joxe ci àdduna lu dul stress stress moo koy joxe stress nag benn ëpp ci njaboot léegi-léegi am na ci yoo xamante ni da nga ko daan dégg mais doo demee ba am doom amaat doom ci ngay comprendre soucis yi waajur doon am waaye tey jii am na loo xamante ni góor gaa ngi koy junj mag ñaa ngi koy junj wallahi doo leen demee ba samp seeni këri bopp di ngeen comprendre loolu donc nag alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi ñun ñëpp nañu fóotaat suñuy xol raxas ba mu set def ci leeru laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah def ci ngëm def ci ragal yàlla def ci sopp yàlla sopp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag ñu fas yéene nit ñu yaree ci nekk benn ci juboo ci am yar ci am teggin ci ñi mag jiitu ci rakk yi nekk ci suuf mag ñu yërëm seeni rakk yi daal di wekk seeni mag jox leen cër loolu nañ ko def te bu ñu xaar ba góor ñi dem ñu taxaw naan ah paa bi dem na léegi wala mère dem na léegi nag nañ jéem a ànd nekk benn déedéet du nekk gis nga nit dañ ne loo nekkul taalibeem doo nekk sëriñam te kaala balaa ñëw ci mbagg wala ci bopp ci ndigg lay njëkke te dañuy wax ne ngan gu yàqu gunge bu rafet du ko defar de te yàlla seede na ni suñu waajur yi wallahi ay jàmbaar lañu ils ont souffert toute la vie pour nous mettre dans de bonnes conditions seen àdduna yëpp dañ ko sonn am jom sàmm seen bopp sàmm seen intégrité sàmm seen famille ba benn tâche taxul ci ñoom ba nit mën cee jaar yàpp leen kon nag fi ne nii ñun ñoo leen war a delloo njukkal ci nan nekk benn góorgóorlu ci seen i jikko seen i valeur pas-pas yi ñu yaree ñu téye ko te bañ ko wéccoog dara su ko defee suñu àdduna dina baax suñu àllaaxira dina baax te maa ngi leen di xamal leen de gis nga ñaanu waajur lu ko gën a fort ci àdduna amul waaye ñaan gi gën a am solo sax mooy sa waajur toog fii ci néegam xam ni li ko neex yaa ngi ca biir mu wéet ak yàlla te waxula ko sax ne yàlla sama doom ji yàlla na ko barkeel billaahi loo dugg mu réussir loo bëgg am ko te du ëllëgee su fi jugee ci ngay soog a sax gis barke ñaan bi mu la ñaanal ak teraanga ja kon ñun ñëpp nañ góorgóorlu gis nga li may tëjee ñaari wax kase la benn wax bi dama koy wax gars yi am na ci ñoo xamante ni seen waajur yi dañoo tàng fii ci taalibe yi mais ku ma ci wéetal dama naan la kaay nga ñëw mën la santal yàlla waajur wu tàng ku ko am réussir nga parce que da nga koy ragal ku ñeme si waajur am ko dégg ngeen wax bi gis nga ñooñu ay xale lañ bi ma leen di wax loolu comprendre luñu ma woon mais biñu demee ba ci biir tuuti ils ont compris waaye tey jii wallahi ñu bëri dañoo yaakaar ne lu bëri moo ñu lëy ak man fekk lu loolu li ma booleeg ñoom mooy wax jooju ma leen waxoon ñu topp ko gis njëriñ yi ci zahir ak ci baatin loolu mooy affaire mooy lan fexe bàyyi xel waajur yi quel que soit xaal bi ñu nekkee ak quel que soit nu ñu mënti mel parce que noonu ñu mel ci lan la juree te noonu ñu mel moo la sauvé moo tax nga agsi fi nga agsi mën naa am nag xamagoo dara su ko defee loolu ñu bàyyi ko xel bi ci des foofu lay tëjee mooy na leen di ñaanal yàlla billaahi na leen di ñaanal gis nga am na histoire boo xamante ni gars yi xam nañ ko bu baax dinaa leen ko nekk li tey kooku kii tey ji kilifa gu mag la ci gàmmu gi ñëw na moo ubbi gàmmu gi ren moom it loolu la ma jàppee ñun ñoo bokk jàngandoo maras
yéen a ngi may dégg bu baax bi mu ñëwee fii ñu jël ko ci benn cabinet bu baax cabinet avocat la à cour bi mu fayoo ko mu ñëw fii ne man dama bëggoon ñu waxtaan sëriñ bi ndax dañ ma fay ma bëggoon nga conseiller ma ne ko man daal li ma lay wax sa papa dafa màgge sa yaay tamit dafa màgge sa papa addunaam yëpp daf ko góorgóorlu ICS la nekkoon doo gisee ni màggete sax normalul ndax tucc bu bëri ngir njaboot ma ne ko dawal nga bégal ko dawal nga teg ko ci ay conditions dawal may ko argent de poche bu baax ma ne ko sa yow sa soxla passé wu fukki junni mu ne ma effectivement man li may soxla yëpp ci weer bi 50 000 francs la du toog du naan du dem amul ci du taxawal def dara soxlawul dara jaamu yàlla rek lay def ak liggéey mu ne ma nu may def ma ne ko jëlal sa enveloppe kaki bi nga jox lépp su pap te bu ci soxla dara mu dem gis nga jigéen ñi ñu baax lañu yaayam génn fukki junni jox ko ci te moom la soxla woon la ca des mu génn séddale waa koñ ba def teral mag ñi yóbbu ca jàkka ja saraxe def ay yëfam weer wi dee mu ñëwaat ma ne ko defaatal na nga defoon yóbbuwaatal enveloppe kaki bi mu vidé compte bi salaire bi yóbbu muy def noonu di def noonu ñu toog tuuti papam Saint-Jean-de-Dieu gi la gaañoo waaye lu mu gàtt-gàtt lekk na xaalisam jox na ko argent de poche muy maye def na ci ay teraanga ca dëjëm madame Diallo bi ku dëgër la am kii la ndeysaan jooyul ba mu séen ma may ñëw rek mu jooy bi mu jooyoo noonu mu jaaxal ñëpp ndax ku dëgër la mu ne ma nit ñi yow ngay xool yaakaar ni dëj bay tax may jooy mu ne ma jooyu ma loolu mu ne ma damay jooy pour sant yàlla sant la yow ndax su nekkuloon say conseil sama baay du lekk sama alal wala su koy lekk tamit da cay mos te man ma bàyyi warul mos dégg lu baax la may papa ji gaañu na te dëj ba bu ñu waxtaanee ba pare mu ne ma waaw loo may conseillé ma ne ko la nga doon def ak sa papa day ko def ak sa yaay bul soxla dara su ëllëgee di nga comprendre li ma la wax mu nekk ak yaayam noonu ndekete gis nga wuy jur du bañ doomam mukk billaahi la azim mën nay def loo comprendre wul de waaye wuy jur du bañ doomam jamais mën na bañ comportement waaye du bañ doom ndekete gis nga papam yaay ji du indiwaan enveloppe kati bi jox ko ba mu génn ci li mu koy jox pour mu dem Dakar ah ndekete yaayam ubbil na ko natt boo xamante ni xaalis bu dul jeex la lu mu ko jox mu faj ci ay aajoom dimbali ci ñoom ci war a dimbali génn dund kër gi ba noppi di ko wutal natt dafa xëy rek ñëw ci fekk ci këram lal ak salon ak kii bagage yëpp ñu weer wa ca topp mu ñëw mu jox ko xaalis ne ko demal nga takki jabar gis nga meel man mii maa yóbbu may bu njëkk ñu dox tuuti yaayam gaañu encore 5 ans de jëkk bi ñu gisee waatee mu jooy ne ma yoon wa ma tegoon ci laa jaar moo tax sama yaay lu mu bon lekk na sama alal te tey jii fi mu ne nii à partir d'aujourd'hui ci deyam jii mu ne ma dañu ma doon fay 1 milliard par weer dootu lekk sama dërëm waaye heureusement ma ne ko incha allah privé nga sa bopp ay yére privé nga sa bopp ay costume privé nga sa bopp oto privé nga sa bopp sa lépp di nga xam nag tey jii ngay xam njëriñu li nga def gis nga bi yaayam gaañoo teguñ ci sax ñetti weer cabinet boobu ci cabinet avocat yi gën a mag ci Dakar ci la bokk fi ne nii mooy 3e personnalité ñu doubleel ko salaire am jël oto bu bees tàq jox ko bëgg ci dem dafa toog ba caaga rek patron bi woo ko ne ko yow dégg naa ko bëgg Cheikh Tidiane mu ne ko waaw mu ne ko jugal yaa ak sa doom yëpp ak sa soxna ngeen dem Fass ziyaari Cheikh ñooy fay lépp ñooy def lépp hôtel yaag addiyee ba ngay jox sëriñ bi sax ñoo leen koy jox te ginnaaw wallahi ci Louga gi def na fi accident boo xamante ni oto bi képp ku ko gis nee nga fii fel sax su ci nekkoon day dee moo ngi ne cocc accident bu grave ba mu gisee photo yi
non 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 loolu c'est pas possible bi ma wooyee ma ne ko ñaari waajur ku ko am fa la yàlla di jaar ba génne la kenn du ko xam donc loolu dama ko doon partager ak yéen pour ngeen xam li ñu yàlla defal nañ profité ci waajur yi lu ñu mën nan leen defal même butéelu boisson bu sedd buñ ko xeeb même ñaar dërëm buñ ko xeeb bul wax ni paa bi soxlaatul xaalis bi wala mère bi déedéet xanaa xam nga ni mag dina toll foo xamante ne xam nga lan mooy bànneex am demal jox papa diw am jom maye googu ñuy maye moo leen neex moo leen di déggal mais jox leen sa yoon bu mu ci ne joxaat leen joxaat leen joxaat leen yàlla di la jox yàlla di la jox yàlla di la joxaat yàlla seede na loolu. maye rek moo koy def. waaw boobu boo dee di maye ba amoon ngay ñaan di maye. wallaay mag bànneexam léegi-léegi foofu rek loolu rek la mooy jël di joxe mooy bànneexam mais jox ko na poche bi fees muy tibb di joxe ndax lu muy gën a joxe day gën a kontaan te lu muy gën a kontaan di gën a gudd fan. loolu mooy affaire bi kon yal nañu yàlla boole dimbali sunu waxtaanu biir la waxtaanu famille la te góor gi daf leen a bëggal texe rek ndax ñoom ñii li ñu war a am yëpp am nañ ko amatul dara ci àdduna lu ñuy wut wutatul tur yére bu rafet sax da leen di sonal wutatul bànneex wutatul dara li ñu dese mooy lan encadré njaboot gi ba ñu am une fin heureuse wàcc leen ci condition yu baax su ëllëgee suñ tëddee ñoom ñëpp ñu nelaw yàlla nañu ko yàlla defal barkeel Alxuraan kontaan nañ bu baax a baax a baax bëgg nañu bu